dal leen ak jàmm si xibaar yuñ jagleel weeru koor gi ñu ngi fii si Massalikul Jinaan daan si ñëw si kanam si yaatal naka noonu daan ñëw tamit si jaar-jaaru Serigne Touba laata loolu ñu ñëw si reportage yu bis bi. si weeru koor jàkka yi dañuy fees dell ak ñi nga xamante ni dañ fay ñëw ngir julli naka noonu seetlu bi mooy su nekkul ci weeru koor du bari nit te ñenn si askan bi dañ fay dem ngir fekke tafsir yi ñu fekk fa Maymuna Diallo ak Gorgui Thiam. ñenn ñaa ngi julli ay julli yu tar ñeneen ñi ñoo ngi toog teewlu di déglu tafsir alxuraan ci weeru koor gi li ñëpp seetlu mooy jàkk yeeg jumaa yi day fees dell. fii ci grande mosquée bu Jëppal mun nañu wax ne que jullikat yi bari nañ fi loolu ñenn ñi lu weesu julli waxtu yu juróom yi dañuy ñëw daal di déglu si tafsir alxuraan. opté naa pour dem mosquée moom mais fii nii moom dëkk mu fi dama ñëwoon ci police bi. léegi waxtu bi jot ma ñëw fi julli tombeek ñuy def waxtaan bi fii ma ne xaar ma toog benn yoon déglu ko benn 1 heure de temps 30 minutes doo ko dellu daal. man gënalu ma moom xaw ma ba xam jaadu na xaw ma jaadul mais man moom gënalu ma moom su ma amul lu ma gënal dëgg fu waxtu bi jotee ma dem ci jàkka ji moom mooy daal li ma gënal man. julli moom ak ramadan bokkul sax waaw donc daal leneen la julli leneen la moom julli moom du la wàcc mukk moom. dafa war a nekk li nga xam ne bu jeexee mu am suivi parce que nit yi dañ ko soxla. man maa ngi dëkk ba Sacré-Cœur dama bay ay juma ñëw ba fii parce que fii laa ko mën a amee parce que lii dafa bokk si lu ñuy dundal suñu roo. ay jàkka ki jumaa yi fees dell loolu mooy li lislaam santaane waaye imam bi di jiite fii nee na li ñu seetlu mooy ci weeru koor rek la jumaa yi di fees. mais gis nañu ne ñu bari dañ ko jàppee dàqum koor. amuñu lu ñu def naa dem ci jàkka ji déglu imam bi wala déglu ustaas bi mu defal ñu tafsir alxuraan ñu toog fa ba waxtu timis di waaju jot ñu jog a dem te nag léeg-léeg sax da ngay gis ñoo xam ne maa ngi koy wax ajuma bi passé nee naa leen jàkka ji du place nelawukaay ñëw toog muy tafsir nga toog di déglu ba nelaw këf la waxtu julli jot nga jox kàbbar te waroon yeesa sa njàpp ndax ku tëdd di nelaw ba nelaw gi diis sa njàpp toj na da nga war a dem jàpp jiwaat pour mën a ñëw bokk ci mbir mi waaye gis nañu ne rek loolu yi ko waral yëpp moo di ñàkk xam alors ñàkk xam nga nag moo waral ñuy tafsir alxuraan pour jàngal nit ñi lan moo di seen diine te dit ki mënuloo jaamu yàlla neem xamuloo ko jamono ju ne saa su ne nit ki def ca war a mën a dem ngir jaamoo fa yàlla ndax loolu moo taxal ñu tabax jàkk yi tabaxuñu jàkk yi rek pour di ko ibbi nii wala tabaxuñu ko jàkk yi rek pour leneen liñ si jublu rek moo di jullit yi di sa bokk daje di fa jaamu yàlla. commission yi nekk ci koñ yi ak ci gox-goxaat yi di saytu lépp lu jëm ci jumaa yi ak jàkk yi ñoo war a def seen kéem kàttan ba di dundal bërëb yooyu atum lumb. si yan anam la taskatu xibaar di liggéey si weeru koor ndax taskatu xibaar mënul ñàkk dem si terrain bi Cheikh Assane Fall ak Cheikhou Gueye seeti nañu leen. wutub xibaar nekk na loo xam ne xamul noppalu taskatu xibaar yu koy wuti ji waxi noppi fii ci rédaction bu Sud FM ñoom andi nañ ay coppite ci seen planning ndax bañ a sonal seen reporter yi xam ne dañoo woor. xam nga waxtu yi benn la luy xaw a changer fu ñuy alléger tuuti. moom mooy peut-être temps de travail bi ñuy ñëw ci suba dañuy def tout pour yóbbu leen ci terrain bi mais fu nga xam ne d'abord duñ fa yàgg et ensuite duñ leen fa yàggaloo mooy sujet yu ñuy choisir dañuy prioriser su kenn ay activités institutionnelles la wala yeneen couverture yi la dañuy def de telle sorte que journaliste su demee midi lu mu mun balaa muy jot war na mun yegg si. et lu tax muy gën a yomb sax parce que yenn sujet yu ñuy jox suñu journalistes yi dafay nekk ay sujet peut-être soit lié au Ramadan wala sujet société yi nga xamee ne dafay intéresser suñu auditeurs yi ñu envoyé leen nga xam ne ay reportage rapide lañu du ñu yàgg ci terrain. su dee ni sax ay soppeeku am na ci seen planning yenn taskati xibaar yi ñoom mënuñoo toog benn barab faaw ñu wàcc ci mbedd mi topp xibaar gi noonee la soxna Fall mi nekk ci seen TV mel. man li ma doon liggéey ba tey moom laay liggéey bu ñuy woor ak bu ñuy woorul ndax page sport yi heure yi changé wul déjà da nga koy def ba tey kon man gisuma ci coppite daal. te xam nga ñun journaliste sport bi ñuy def boobu da ngay wàcc sur le terrain il faut nga dem di fekk ji événement yi xew ci terrain bi pour nga mën di peut-être xam lan moo xew parce que toog rek ñu la indi li xew tamit du tax xëy na la nga ca bëgg yëpp nga am ko da ngay wàcc sur le terrain di seq ak nit yi di xam lan moo xew di fekkee. pour ëllëg nga mën a rek nettali li nga xam ne moom nga doon fekkee tàmm nañu ko parce que bu du tey koor sport mi ngi am ba tey. yenn coppite yu ñu andi ci seen planning tax ba yenn rédaction yu ñoom dañuy mujj yóbbante ay ndogu. aussi journaliste yooyu ndogu
nga xam ne ndogu daf leen fekk ci rajo bi ñun Sud FM dañu loué benn traiteur bu nga xam ne ci weeru koor bi yëpp dafay indi suñu journaliste yi ndogu nga xam ne ku fi ndogu fekk soo bëggee nga ndogu fi kenn aussi su ma bëggee ndogu sa kër aussi amul benn contrainte bu nga xamee ne dañ lay empêcher nga dem ndogu sa kër. mu woor wala déet taskati xibaar bi moom dafa am lu ko war muy mu joxe xibaar bu baax te dëgg lii nekk ab wareef boo xam ne da ko war a matal même su fekkee ne xiif taxaw na. ay at a ngi nii am na centre bu yëngu ci wàllum cinéma di tàggat xale yi te duñu fay dara loolu mu ngi tudd ciné banlieue nekk ca Parcelles Assainies di amal lu ñuy wax ciné ndogu ci weeru koor gi ak ay séance de formation naka noonu lu ñuy wax projection de film ñu ànd si ak Moustapha Gabar Diop. weekend bu nekk bu ñenn ñi di waajal ndogu ndaw yile ñoom ñu ngi tàggatu ci métier cinéma foofu sa Parcelles Assainies fii nag ku fi ñëw ñu tàggat la te doo fay dara ñu ubbil ko bépp ndaw bu bëgg a def cinéma ëllëg. ciné ndogu dafa nekk loo xam ne suñu mentor boobu di monsieur Abdel Aziz Boye moo ñu ko tàmmaloon donc jàngal ñu ko ci kaw ne mu junjuñu ko ci weer bi sell bi ñu nekk di weeru koor nga xam ne ñëpp dañ naan dañoo war a def partage mu ne moom partage bi nga xam ne moom la yàgg a véhiculer di bëgg ñun ñuy dundee noonu ci cinéma ñu koy gën a jëmmal ci weer bi. wàll yi ñuy jàng ci cinéma yaatu na trop donc comme objectif bi mooy ku fi génnee rek ñu fexe ba nga xam ne soo taxawee ci plateau de tournage di nga mën a liggéey moo xam nga nekk réalisateur moo xam nga nekk cadreur walla monteur walla leneen ak leneen. mu nekk ndaw di jëfandiku ci wàllu cinéma Pape Djibril Diop tey ci ciné ndogu benn film bu mu réalisé leen di dégtal. bon art bi nag moo gën a nekk sama liggéey waaye depuis benn at maa ngi nii ñëw ciné banlieue di jàng cinéma parce que métier réalisation dafa ma mës a neex cinéma dafa ma mës a neex te ma am yaakaar jële ni fii mën naa fi jëlee xam-xam bu ma soxla moo tax ma ñëw fi bon léegi film yu may présenté tey ay film la yi nga xamante ni def naa ko laataa may ñëw fii te par sopp rek daanaka moo tax ma dugg ci ndaxte bëriwuma ci xam-xam. mu génn àdduna ci atum 2017 Abdel Aziz Boye moo taxawaloon li ni mel ndax bëgg bi mu bëggoon cinéma waaye it bokk kook ak ay naataangoo. nit ki ci boppam jot nañ ko côtoyer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar muy monsieur Abdel Aziz Boye mu def ci ñun lu bari ba pare gëmloo nañu ne que li nga gëm war na war a mën a réaliser wu dans la mesure où nga bëgg ko donc je me dis que ci ciné UCAD daal lañ amee li nga xamante ne moom lañ ak ciné banlieue ci lañ amee li nga xamante ne moom lañ doon sabablu pendant des années étant donné que mënuñu woon concevoir dans nos discussions que au Sénégal mënuñoo am soit benn école wala soit benn département boo xamante ne mu ngi ci benn université bu Sénégal boo xamante ne mën nañ fa jàngale cinéma donc moom de son vivant loolu la doon jéem a mettre en œuvre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et alhamdulilah toujours la tradition ñu ngi koy continuer. si noonu ngir delloo njukkal Abdel Aziz Boye ciné banlieue mu ngi waajal ab xew-xew bu mag ngir képp kuy réalisateur nekk ci réew mi gis ci sa bopp. waxoon naa leen ko si njëlbeenu xibaar yi dañuy ñëw si jaar-jaaru Serigne Touba Xaadim Rasoul ñu ànd si ak Pape Alioune Sarr. bi muy dem exilé la woon bu muy ñibbisi indi ndam amul woon arme wala sax armée waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom rek ci résistant yi la ñu faatul ginnaaw bu ñu ko tegee ay jafe-jafe yu bëri jafe-jafe yi nag nasaraan yi ñoo ko teg lu ñu bëggoon mooy bañ ko nangu lu mu doon waaye lii mujjewul am ndax xam-xamam ak ngëm-ngëmam bi nga xam ni kenn du ko naatable mu nekk ndam bu rëy ci kaw autorité coloniale yi ñoom bu ñu indee ay armée Cheikh Ahmadou Bamba indi xam-xam. ci Mbacké le Cheikh Ahmadou Bamba ganse àdduna ci atum 1850 Mbacké nekk ab localité bu nekk ci Bawol te maamam di maam Maram Mbacké samp ko ci 1772 turam dëgg mooy Ahmed Ben Ahmed Habib Allah nekkam tukuleur ci dundam mu daldi dëddu lii di pouvoir wala sax ay bànneexu àdduna
ci yoon bi dem ci islam la kii di Cheikh Ahmadou Bamba mësa tegu musta tëb benn pas ci Porokhane la tàmbali jàng alxuraan ci wetu waajuram bu góor dem na tamit ba ci Mauritanie ngir wut xam-xam ci kii di Cheikh Sidiya nekkoon nitu xam-xam ci xaadir yi waaye bu Lat Joor daal di nekkee damel ci la Mame Mor Anta Sali ànd ak moom yóbbaale Serigne Touba Mame Mor Anta Sali mujjee génn àdduna ci atum 1882 Lat Joor ci atum 1886 Cheikh Ahmadou Bamba daal di génn Kayoor daal di samp dëkk bii di Touba. Touba nekk bërëbu jaamukaay yàlla Serigne Touba daal di fay def juróom-ñaari at mu tàmbali di siiw taalibe yi di ñëw lii nag tubaab yi bëgg see jóg lii tax ñu daal di koy convoqué ci Saint-Louis li waral nii nag mooy Faara Biram Lo dafa sàcc cachet bu Serigne Touba daal di koy def ci ab document boo xam ne ci tubaab yi dañoo défini woon ab accord militaire la ci diggante Bourba Jolof ak Serigne Touba waaye cheikh bi mujj la wuyu daal di yónni rakkam Cerno Ibra Faty Mbacké ngir xam lu waral lu ni mel lii nag tubaab yi daal ci mer daal di yónni ay takk der ngir ñu jël ci ko waaye Ahmadou Bamba jiitu na leen daal di daj ak ñoom jeewal ànd ak ñoom wutale Saint-Louis ñu daal di koy yóbbu ci Gabon mu def fa juróom-ñaari at ak juróom-ñeenti weer diir bi nag Cheikh Ahmadou Bamba daal ciy dund lu metti ak lu tar waaye mu nangu dogal bi daal di mujjee daan adversaire bi lii nag lu ko firndeel mooy bu muy dellu ci Ndakaaru ñu bëri daal di ñëw ci pooru Ndakaaru daal di koy tertu ak fii di Daaru Salaam mu nekk ab jaar-jaar bu yéeme boo xam ne ci jafe na ngir doomu aadama def ko ci 19 juillet 1927 ci la Cheikh Ahmadou Bamba génnee àdduna bàyyi fi lu ëpp 7 tonnes ci ay mbind waaye lu gën a am solo mooy yoon bu mu teg di mouridisme yoon bii nag ay junni taalibe ñoo ci nekk di wëyal ay ndigalam. ginnaaw jaar-jaaru Serigne Touba dal leen di xamle ak bërëb bi di Masaalikul Jinaan mu nekk bërëb bu yàññ Masaalikul Jinaan fës loolu ca quartier Colobane 2012 la liggéeyu jumaa ji tàmbali juróomi mimbar la am bi le projet xayma nañ ko ci 20 milliards ak ñaar ci suñu xaalis tolluwaayu Masaalikul Jinaan jàpp nañ ko ci juróom benn hectare liggéey bi ci ndigalu xalif général des mourides la nekk Masaalikul Jinaan mën na def 10,000 doomu aadama rax ci dolli cour bi ci boppam mën na def 20,000 nit ci xew-xew diine yu mag yi nga xamante ni fas yéene nañ ko fa amal mimbar bu ci gën a ràññeeku mu ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi mètre jamono ji liggéey baa ñu wëyani ca Masaalikul Jinaan summa salaatu bi salaamin tabia على الذي خزي أنا التبعان على الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا واب خيرك في دارين لا يحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا عليم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك fii nañ yam ak yéen ci xibaar yuñ jagleel weeru koor gi ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje suba incha allah